Assalamualaikum mbokki Gumba ñi ngi fii ci Géoul TV ak émission bi ñu wax Gindi Askan Wi tey nag ñu ngi ci dalal doomu Géoul ñu gën koo xam ci Fatmeng nuyu nañ maa ngi lay fay Alpha di leen nuyu yéen waa Géoul TV di nuyu waa Géoul yépp Fatmeng ñu bëggoon a xam kan mooy Fatmeng. waaw Fatou Mbengue benn jigéen la rek bu nekk bu fi dëkk juddoo fi yaroo fi màgge fi pratiquement sama cursus scolaire yëpp fii laa ko defee Géoul bi ñu amee entrée en sixième ñu def 2 ans def première ak seconde première jóge foofu dem Dakar lycée Limamoulaye dafa terminal ba ñu amee foofu bac dem université donc loo dugg ci enseignement di jàngale jàngale naa presque lu mat 10 ans ci école élémentaire en résumé daal su ma mënee wax su ma mënee présenté wu loolu foofu loolu laay njëkk a dugal la. da nga bëgg trop fréquenté ak góor ñi ñu gis aussi tamit nga sa bëgg-bëgg nga gën koy jëmee ci jeunesse bi ci góor ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu sport bi lan moo tax nga bëgg sport. waaw pratiquement li tax ma bëgg sport mën naa ne dañ ma ci yar ndax dama màgg nekk sama papa mu nekkoon koo xam ne nii ku sport yi kii woon la ku bëggoon sport la ndax nekk na fi président CQRP bu Géoul lu yàgg temps yooyu ñu gën a nekk xaleel suñu daan siège ba pare pratiquement daf ma daan jox PV ASC yi ñu koy dem di ko yóbbu ci ASC yi donc ñu màng ci environnement boobu moom itam mu yaral ñu boppam donc loolu moo war xëy na sunu jataay ak xale yu góor yi te dama jàpp ne sama toog ak ñoom duma ko réccu ndax damay jàng ci ñoom lu bari dina ma permettre duma am jotu xëy na di nekk ci li nga xam ne mooy ay futilité la mais au moins su ma toogee ak ñoom dañuy weccoo xalaat ñuy wax ma ci dugal sama kàddu ñoom itam ñuy wax ma ciy jëlee ay leçons comme ñoom itam ni ñuy wax man tam ma ciy jàngate donc loolu moo waral lu mel noonu donc loolu itam motivé ma ba nga xam ne sport moom nekk sama passion rawatina football waaw. waaw ñun loolu ñu dem ba ci biir loolu ñu gis jeunesse bi am ci yow kóolute ba yëkkati li nga xam ne mooy seen koom-koom di seen alal. di la ko dénk mooy équipe bi nga xam ne moo représenté Géoul niveau ci yeneen kii muy di génn muy Géoul FC ñu jël seen nekk nga ne seen trésorier loolu lan nga ciy jàngat ci loolu. waaw li may jàngat si loolu xëy na benn dañu gis passion bi ma am ci football d'abord ma yàgg ci parce que. def naa football féminin Géoul daanaa football ba parce que booba bu njëkk nawetaanu Géoul dafa passé woon foofu chaque ASC pratiquement dañ naan ne bu nawetaan jotee ñuy def ay journée culturelle am ay équipe féminine yoo xam ne dañuy compétir donc loolu gënoon a nekk gënoon ma motiver daal donc ñu toog ay jamono ba ASC Géoul judd na lu yàgg xëy na nekkuma ci ñu poussé à ce que ñu nekk ci milieu football bi lu yàgg nag ba yàlla defal ñu intégré Géoul ASC Géoul ñu am ci ñun confiance jox ñu trésorière bi fi le président Dieng nekkee ñu ànd ko moom mu nekkoon koo xam ne aussi moom itam ku bëggoon ASC Géoul ku ci def lu liggéey bu rafet ba yàlla dogal ñu amaat beneen président ñu ñëw bi ñu defee assemblée générale ñu reconduiraat ma nekkaat ma yorewaat trésorier ASC Géoul donc boobu ba léegi nag ñu nekk ci di ci yëngu
di garder ko pour ASC bi waaw. ndax ASC bi mi ngi progressé mi ngi dox mi ngi war a doxee. par exemple ci ban côté. ci côté dox bi boo déggee mën a dox comme maanaam am na victoire wala yéen a ngi ci am confiance boo xam ne mi ngi yéeg daal maanaam. waaw ASC bi nag mën naa ne ren moom wax dëgg yàlla doxul pour des raisons diverses am nañ ci ñoo xam ne ni ñi ngi ci biir ASC bi wax dëgg yàlla te bu ñu sañoon géewul gépp dugal ci seen loxo parce que yëfu géewul la du yëfu le président du yëfu trésorier mais yëfu waa géewul la mais ren seet nañ ne ren performance yi dafa wàcc trop par rapport ak année yi passé daaw on était deuxième l'année passée bi nga xam ne au moins demoon nañ ba xale yi dem quart de finale coupe du Sénégal ñu dem fi Ziguinchor wax dëgg yàlla bonne volonté yi nekk géewul yépp nag dugaloon seen loxo jàppale ñu et cetera mais ren moom gis nañ ne wax dëgg yàlla équipe bi dafa des. waaw yéen ngeen démarré 1 million chaque année ba pare te mënul équipe mënul dox. fan la problème yi nekk. mais pratiquement xam nga 1 million tour la. mais dama jàpp ne du xaalis. ndax li tax ma xool du xaalis léegi licence dañ ko numériser pratiquement dañ fédération dafa créer benn site ci ngay dem boo photo joueur yi ba pare ci ngay dem dugal ko mën ngaa dugal par exemple 40 licences mu rejeté wala du ci accepté lu dul 2 licences nga reprendre licence yooyu te licence boo dugal dafa am benn somme boo ci fay. te 1000 francs la ñuy fay par licence. moom nga koy dagal vignette. nga def ko par voie électronique ba pare ensuite soogaa dajalewaat loolu photocopier ko doogaa jël yóbbu ko au niveau de la fédération version physique bi bu dee licence technique yi par exemple ñi nga xam dañuy tourner autour de l'équipe muy les entraîneurs les dirigeants ñoom seen licence 25000 la parce que bu doon benn licence rek nga ci confectionné 25000 francs la. waaw bu dee 10 licences tam 25000 la. 25000 la waaw noonu la loolu lañ tëral. waaw ma gis ne li nga fi wax. warul mën a yóbbu xaalis. ndax bu dee ci licence 1000 francs. mënut a yóbbu xaalis. mais ñu tam dañu am benn option bu ñu def. mooy que dañ ne xaalis bi xale yi football pratiquement chaque année ñu jëndal leen daal. ndax ñëpp xam nañ ne néew ma amuñu ay daal de mais devoiru ASC bi la mu jox leen ay daal. mais defu ko. si. jëndal ngeen leen ay daal. jox nañ leen kenn ku nekk sa xaalisu daal parce que daaw dañ leen jëndaloon ñu ne ñoom bu ñu leen jëndal nañ leen jox leen seen xaalis ñu jëndal seen bopp parce que xëy na ñoom ñoo xam daal bi ñu bëgg ñu jëndal ko seen bopp. waaw léegi ku nekk ñaata ngeen ko jox. pratiquement ren génne nañ leen kenn ku nekk 10 000. ñu génnee 30 boo génnee 30 jours rek déjà ça te fait 300 000. 300 000 waaw ci daal. donc ànd ak xale yi. ne disposé na pour accompagner leen pour jàppale leen moom itam ñu motiver ko parce que suñu devoir la woon ñu motiver ko pour mu mën fi toog ànd ak ñoom ci liggéey boobu donc mën naa ni la loolu lépp soo ko génnee newuma xaalis bi du jaade mais par rapport ak léegi nag ñuy doogaa calculer match par match parce que chaque match dañuy ñëw ñu def dépense génne dépense yi ci war yépp ñu ne temps di regroupé ñu toog ba ay moment ñuy génne dépense di togglu pour ñu regrouper xale yi kenn du fa dox lekk gi ñu ni ñu ko toogee noonu lañ koy demee di ko mayewaat parce que la kenn ku nekk danaan sama kër laay añee donc ñun tam jugé wuñ nécessaire par exemple di jël ay 15000 francs di ko génne dépense wala 20000 francs di ko génne dépense te ba pare ñoom duñ ko jëfandikoo su fekkoon ne tey jii par exemple dañ koy jëfandikoo dañ naan regroupement dañ koy assurer comme il se doit. parce que loolu mooy suñu devoir mooy que ne mettre leen dans de bonnes conditions pour que ñu mën a am résultat maintenant su fekkee ne tey ji par exemple ñoom ñoo opté loolu ñuy togg te du ñu ñëw di ñëw regroupement tey ji ko ci convoqué 13h 15h lay ñëw parfois 16h et cetera xam nga loolu c'est pas intérêt parce que pour man ci àddina loo gis bu ci discipline àndul du dem te dans l'ASC nañ ko waxte de dafa manqué discipline waaw dafa manqué discipline carrément
waaw. loolu yow lan nga yaakaar ne tey bu ngeen ko defoon dana tax ASC bi dox wala ngeen am ñeneen ñoo xam ne da nga leen mën a def la dugg leen ci biir pour ñu mën leen di jàpp. man fi may waxee sax dama naan ASC bi Fatou Mbengue moomu ko Rahman Cissé moomu ko ASC bi ASC Géoul la tudd. donc bu ñuy def assemblée générale l'année dernière defoon nañ assemblée générale ñu ñëw am na ñu bëri ñu ñëwoon jël ay poste benn match lañ ñëw stade kenn gisaatu leen benn match lañ ñëw stade. tey nag léegi nag war a dugg ci yow ci li nga xam ne moom moo tax ñu invité la ndax booy xool sport bi bëgg nga ko mais am na loo ko boole. muy politique bi. kañ nga commencé dugg ci politique. waaw politique dugg naa ci bi ma xawee gën a nekk tuuti xale bi may nekk université laa ci duggoon nekk MEL mooy mouvement des élèves étudiants libéraux ma nekk amul woon lu mouvement boobu daan def ci suñuy jamono ñu toll ci te ànduma ci woon yàlla dogal aussi delloo si waat ñu bi ñu ñëwee fii ñu intégré maintenant instance yi nga xam ne moom moo fi nekk mooy d'abord fexe ba dugg ci instance locale yi bokk UJTL local ñu génn ñu def élection ñu nekk dans le bureau nekk délégué dem Kébémer bi nekkee demee Kébémer bokk ci bureau CLF bu Kébémer donc ma nekkoon yore woon commission féminine bu UJTL au niveau départemental donc yàlla dogal ñu bokkoon ci délégué yi nga xam ne dañu choisiroon ñu dem représenter le département au niveau national ñu dem Dakar ñu élire le bureau UJTL man ma bokkoon ci bureau exécutif national bi loolu daal lañ ñu xam ne ci politique depuis loolu boobu ñoo ngi ci nag génnuñ ci suñu tànk waaw. waaw ñu gisoon la ci politique bi nga amoon côté boo féete woon. côté boo féete woon mu mel ne nga féete woon ci Fada presque ñu ne nga opposé woon li ñu bëgg a wax. nga yàgg di ànd ak moom nga yàgg ci ñu jékki-jékki gis la nga wàññiku ànd ak monsieur le maire Khalifa Dia. lan moo waral seen relation boobu yéen ñaar. Fatou Mbengue mosul bàyyi Modou Diagne Fada parce que mën naa ne Modou Diagne Fada moo ma poussé ci politique te moo ma ñemeloo. UJTL googu ma lay wax moom moo mën naa ne la moom moo ma porté woon bi ma fay dem donc moom moo leen fit aussi mu nekk aussi sama idole sama référence ci politique. département bëri woon na ay leader yàgg nañu fi mais moom la yàlla def ma gis ci moom li tax war naa ma mën a ànd ak moom waaw ci benn muy xam ni itam bu àndee yow bëgg nga jëm ci kanam loolu moo taxoon ma choisiroon ko comme mu nekk sama leader. musuma jóge ci Modou Diagne Fada di dem ci Khalifa par exemple dama lay wax au temps du PDS on était dans le même camp. donc boobu c'était normal ñu nekkoon àndandoo ci lancé boobu parce que PDS lañ nekkoon donc on travaillait tous pour que PDS jëm ci kanam au régime libéral bi fi nekkoon ñu nekk ci donc amul woon xaj ak seen dañ ci doon ànd parce que suñu devoir la woon ñu àndandoo noonu nekk benn waaw parce que bu local jotee woon du ma woon dem fal Modou Diagne Fada au niveau de Darou Moussi ndax fii la moo laa nekk électeur donc Khalifa mi nga xam ne moo fi nekkoon représentant fi PDS moom lañ daan àndal. donc bu local ñëwee ñu ànd ak moom nekk sur le terrain bu présidentiel ñëwee ñu nekk ak moom sur le terrain loolu moo waral loolu mais Modou Diagne Fada moom Fatou Mbengue mosu ko bàyyi. nga ne mosu ko bàyyi aussi tamit ñu gis relation bi nga am ak moom. muy relation boo xam ne bu gëm la. te ñuy wax bay sewu tànk. ngay doomu géewul nga gis ay doomu géewul yu soxla di tàllal seen loxo. nga bàyyi leen fii di jàppal koo xam ne mi ngi ci beneen gox muy Diagne Fada ne ci beneen gox lan moo waral àndoog ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ne moom nga topp ko. pour man politique amul leader bi ma dëkkal d'abord ñi nga xam ne dañu fi nekk ci politique mën naa la tudd ay tur. waaw ku si mel ne Modou Gueye dafa ñëw fekk ñu sur le terrain politique ñu nekk fi di ci bay lu sori donc kooku Fatou Mbengue boobu moom du dellu si waat en arrière di recommencer waat à zéro non
du ma dellu si waat di recommencer waat à zéro fekk na ma ci yoon man maa ngi ci sama yoon moom itam mi ngi ci yoonam yàlla dogal na sax bokkuñu ay courant politique waaw bokkuñu courant politique donc te kooku ñuy wax par exemple dëkkul géewul man damay jàpp ne moo gën a dëkk géewul ñi dëkk géewul di li yëngu ci li lu cadre parce que dafa jël ay doomu géewul fexe ba ñu takkal leen ay ndomba tànk wala mu wutal leen sax liggéey boole ci ñii mu yóbbu leen màkk donc loolu ki ko def ci sa dëkk yamul rek dëkk bi mu dëkk yamul Daaru Musi bi mu ko fi def dafa am lu mu bëggoon moo tax mu def ko fi ba mu amee lu mu bëggoon taxul mu continuer dafa toog bu fekkoon nag da nga jàppale ki nga xam ne moo fi nekk toujours bu amee day indi ci dëkk bi bu ñàkkee day indi ci dëkk bi man Alpha d'accord maa yow xam nga ba tax d'accord maa yow waaw Modou Diagne Fada ku ko xam depuis que mu commencé takku ndomba tànk amul benn yoon bu mu teggee loxoom ci géew bi mu commencé takk ndomba tànk rek laa la wax amul benn yoon bu mu teggee tànkam je me rappelle bi ñuy soogaa fal mu nekk ministre de la jeunesse fii la jëkk a ñëw indi fi vacances citoyennes ci ay xaritam ay Pape Samba Diop am si yàlla na ko yàlla yërëm ay ñoom Modou Mbaye Ndiaye et cetera mu indi fi vacances citoyennes au niveau de Géoul donc kooku bàyyi na xel Géoul bu yàgg yàlla may ko mu continuer ci loolu mu jël ay doomu Géoul jox leen liggéey donc kooku pour man te boobu ba léegi itam taxul mu bàyyi Géoul parce que lu mu am rek sedd na ci Géoul. d'accord mais xam nga moom it bi muy wut ay doomu Géoul jàppale nañ mu nekk ministre nekkoon na fi ministre. mooy fi ministre. kon yaakaar naa bu fekkoon yow li ngay wax lu xam ne lu moom lu mu gëm la. war na mën a bu fekkee jàppale ne mu gëm war na mënoon a gën a yokk loxoom. waaw mais ki la jox añ. mais kooku su la diggee ren nga mën ko gëm ah. tey jii par exemple man ak yow toog nañu maa ngi nii xiif naa trop nga ñëw fekk ma fi ma toog nga jox ma ndekki jox ma añ. mais soo ne ma xaaral reer Alpha dinaa la gëm de dinaa xam ne yow mii su ma toogee dinaa reer tey mais fi may waxee sax mooy dara mais y a des fils de Géoul yu fi takk ay ndooma tànk est-ce que ñoom jël nañu ay doomu Géoul jox leen ñu liggéey. loolu lay poste. waaw am na ñu ko fi def. d'accord na. am na ñu def comme ni mu ko fi defee rek. mais moom bosam moo gën a fees. moo gën a fees waaw parce que du benn du ñaar du ñett. tey su dagoon noonu mën naa la limal ne la diw. mais ma baal ma. xam nga ñi moom da nga koo xamal rek. non parce que ñooñu mën a ñoom ñoo dëkk. mais ñeneen ñi xamaloo leen. bu ko waxati parce que mën a ñoom ñoo dëkk. d'accord mais ñeneen ñi xamul am na ñoo xam ne comme li nga xam yow xam nga Fada da nga koo xamal lépp ni am na ñu mu jël am na ñeneen ñoo xam ne am na ñoo xam ne jël nañ leen te waxuñu ko. amul ku nekk Géoul. kuy def politique te man xawma loo def si Géoul. mënul nekk waaw parce que nit ki mënuloo yëngu ci dara pare di ci am lu bari loo xam ne danga ko ci ignorer mënu du yoon te moom man mën naa ko ndamoo man en tant que Géoul la non mën na maa ndamoo waa jooju. parce que mën nga ndamoo Ndiaye Fada. waaw mën naa ko damoo mën na maa ndamoo Ndiaye Fada parce que def na ci dëkk bi loo xam ne nii doomu Géoul def ko fi. mais damoo bi kon ci yow rek lay yem de. déedéet. ci yow rek lay yem ak a bari. ak a yaatu. ak a bari ak a yaatu. yaatu na trop mais ñi fi nekk def na ñi ngi fi def loo xam ne moom defu ko fi ndax ñi fi ne ay doomu Géoul lañ. comme lan waa Géoul comme lan ñi ngi wuti leen di Géoul. waaw léegi ñi ngi wuti leen di Géoul. mais ñooñu dañoo wut yemale Géoul moom nag daa wut fa mu dëkk. non dama ne la daa wuti. waaw pour dëkkam ba pare. mais yokk ci département ba mu tànn ci Géoul waaw. régime bi Géoul bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk. nan nga gis ci seen doxalin mi ngi dëkk bi mi ngi dox wala doxul. am na changement wala mu changement ci dëkk bi ni ñu nekk ci dëkk bi. ci par exemple gestion mairie. waaw gestion mairie bi waaw comme Géoul mi ngi dox wala am na changement wala déet. waaw xam nga li may wax rek xam nga nit boo nekkul ci dara mënuloo ko xam mais yàlla dogal ne ñuy yëngu ci lu jëm ci loolu collectivité locale te jàpp naa ne Géoul am na. potentialité boo xam ne nii xëy na peut-être génnagul te kenn ku ci nekk ci ñun mi ngi si yow te war nga ko mën a jouer ci dëkk bi à part politique su politique jeexee Géoul la ñu bokk donc mën nañu kenn ku ci nekk boo amee idée bu rafet nga ñëw dugal ko ñu àndandoo si liggéey pour intérêt Géoul
et je pense que équipe bii fi nekk comme ni nga koy waxee. ci Abdourahmane mën naa ne mën naa ko citer parce que c'est un ami un frère wax dëgg yàlla man pour man def na jéego. moom ci boppam personnellement def na jéego yoo xam ne nii jëlee na géewul foo xam ne nii xëy na peut-être y a de cela 5 ans ci ginnaaw. xëy na eggul woon foofu. non moom moo jëlee géewul wala le maire Khalifa Dia. non xam nga volonté tey jii mën na ma ñu on voit tous Abdourahmane. Abdourahmane la ñu gis bien vrai que ne y a le maire moo nga xam ne moo nekk en haut. xam nga ok Abdourahmane boo gisee dénkoo. ñu le maire la ñu dénk Khalifa Dia. kon bu dëkk bi doxee moom la ñuy wax mu ñu wax Abdourahmane. d'accord na c'est normal. ah waaw mais da ngeen a dénk le maire. waaw mais dénk Abdourahmane. non ma wax la lan moo tax nga dénk Abdourahmane. waaw yéen ab liste ngeen dénk. ab liste lañu. ngeen dénkoon. la ñu dénk. waaw conseil yi ñoo dénk le maire ba pare dénkaat Abdourahmane. conseil ñoo dénk le maire dénk Abdourahmane. waaw mais ñoo tànn. moo tax ma ne la ab liste ngeen dénkoon yéen. ab liste waaw parce que xamuñu woon kan moo ci nekk maire ci biir liste boobu. mais bu doon liste boobu. bu nekkee géewul mais c'est le maire de la ville loolu lañ koy jàppee bu ñu gisul Khalifa Abdourahmane di taxaw mais moom la ñuy wax le maire. donc moom itam am na ci part de responsabilité boo xam ne nii mënu ko bañ a incomber donc muy réussite c'est une équipe ñoom ñoo ko àndandoo réussir ko muy échec ñaanuñu ko yàlla parce que boobaa géewul yépp lay laal boobaa tam c'est l'équipe qui a échoué. mais yow lan mooy sa taxawaay ëllëg ci politique ci géewul lan la ñu xaar ci yow ci politique. waaw politique moom man moom j'ai des ambitions. loo ci mënti dégg que ce soit muy au niveau de géewul au niveau départemental comme au niveau national waaw géewul gi ñu dëkk nag ñaan nañu yàlla toog benn jour ñu nekk fii nga xam ne moom la Khalifa nekk muy jiite la mairie de Géoul. moom ñaan nga ko yàlla yow. waaw personnellement parce que bu fekkee ne servir Géoul rek moo ñu tax a jóg war nañ ko mën a nekk war nañ ko mën a def su fekkee ne intérêt Géoul rek moo tax war nañ mën a taxawee place boobu. waaye ñu dëkk ñu gis jamono yi ñuy wax mbiru lotissement. ñu naan dañu lotissé ñu naan duñu lotissé maire bi ñu génne nañu lotissement yi kay di bari. lotissement bi lan nga ñu ci mën a baax yow lan nga ci mën a xalaat loo xam ne sa njort ne dana am wala du am. waaw dana am du am moi je pense que ne je suis mal placé pour le dire mënuma wax du am mënuma wax dana am li ñu am rek mooy lenn nee nañ ñu lotissement bi document yi pare na maintenant nag dañuy xaar déglu nag équipe bi nga xam. ñu gis jeunesse su Géoul. ñu gis jeunesse bi nga xam ne bari na jeunesse boo xam ne ñu ngi taxawal amuñu liggéey yow lan nga doon xalaat tey ci jeunesse bi ëllëg boo toogoon nan nga leen di mën a jàppale. waaw xanaa tey jii bu ñu yàlla mayoon ñu egg ci station boobu lu ñuy ñaan mooy que ni fexe ba Géoul am ay projet rek ay projet structurant yoo xam ne nii képp koo xam ne nii jeune la bu nekk Géoul te yàlla dogal da xëy na peut-être amuloo ci yow jàpp nga mën a jàpp ci loolu. pourquoi pas des fermes agricoles Géoul war na ko mën a am suuf si xëy na man du ma bëgg sax di tudd suuf mais damay jàpp ne ndox soriwul ci suuf si waaw donc soo fi gasoon ay forage yàlla may la ñu am ay ferme yoo xam ne nii nit ñi daañ ci xale yu góor yi yu jigéen ñi daañ ci mën a dem liggéey fa am ci seen teranga te li ñuy ñaan yàlla mooy que ne université bi nga xam ne mi ngi en cours na ñaan yàlla mu yegg au moins mu mën a employer ay doomu Géoul parce que njariñu Géoul rek la waaw njariñu Géoul rek la. ñu gisoon la ngay xëcc doon ànd ak Diagne Fada doon ko campagne bi ci Géoul ñu gis nga di ñoo yëngu di ci sonn ba ñu gis dem ba jëmi jamono ñu gis résultat am ci diggante Diagne Fada ak président mu far ko mu nekk directeur Sonacos léegi yow lan la ñu mën a xaar ci yow ci diggante boobu ak yaa ngi moom fii ci Géoul. waaw xam nga bi ñuy ànd ak le président Macky Sall boobu dafa fekk ne choix politique la war a ñu def ko. c'est un choix parewuñu woon pour dem élection 2019 donc il fallait que ñu jàppale benn candidat
te démocratiquement ci biir parti bi nit ñi ñoo choisir ànd ak le président Macky Sall ñu accepté ko nag amoon na ñoo xam ne nii bëgguñu woon mais li ñuy wax démocratie moom mooy la loi de la majorité donc bi loolu amee tam ñu daal di ànd na moom yàlla may ñu ndam mu gagné au premier tour tey jii mu fal le président Modou Diagne Fada directeur Sonacos donc du ñu def lu dul d'abord ñaanal ko loolu ñu ko fal yàlla may ko ci ndam parce que ndamam bu ci amee ndam rek ndamu Sénégal lay doon waaw donc loolu lañ ko ci ñaanal yàlla may ko kattan ak wér goo xam dina ko mën a doxalee ba li nga xam ne moom lañ ko dénk wax dëgg yàlla Sénégalais yëpp gis seen bopp. ndax yéen fal mi du leen def dara ndax koo xam ne da nga yaakaaroon nekkaat ministre tey ñu wàcce la nga nekk directeur da nga nekkoon ay ministre des jamono ay jamono nga nekkoon ministre tey ñu wàcce la nga nekk directeur est-ce que du loo xam ne fal moo xam ne du am lu mu leen def du gaañ-gaañ ci yéen wala loo xam ne tey xëy na da ngeen xaw a rëcc tuuti. non man je pense que ne Modou Diagne dépassé na loolu quelqu'un qui a été ministre de la jeunesse ministre de l'environnement ministre de la santé pour man amatul dara lu muy prouver dans un ministère lii beneen étape la rek bu yokk ci cursusam bu yokk ci palmarèsam mais dañ koy jëlee ak immunité amul benn séntuwuñu woon ne dañuy ànd ak Macky Sall parce que après dañuy xaar poste au ministériel déedéet dañu àndoon moom parce que loolu lañ gëmoon bi ñuy dem élection dañu jàpp ne moom la ñu war a jàppale mais du woon condition teguñu ko woon benn condition donc tey su demee ba tànn ñu def ñu directeur aussi donc loolu dañuy jàpp ne dañ ko koy sant daal d'abord yaakaar ne aussi confiance boobu mu am ba teg ko ci sunu leader yàlla fexe ko ba lim ci séntu lépp ci boîte bi nga xam ne moom lañ ko dénk mu egg foofu. waaw ñu gis moom ñu gagné ko fi nga xam ne moom mooy département aussi tamit du est-ce que du loolu tax waral tax sax poste ministre bi nga xam ne moom la waroon a daal mu xaw ko wàññi loolu. non man xam nga parfois dama naan nit ñi est-ce que jaawale wuñu mais département Kébémer Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné Darou Mousty Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné musu ko gagné. commune Darou Mousty Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné département Kébémer Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné élection yi fi jaar yëpp daan nañ ko gagné mais mosuñu am la majorité absolue mooy 50%. waaw xam nga moom dañ ko gagné commune am. non gagné wuñu ko commune de Darou Mousty parce que par exemple bu ñu jëlee la commune de Darou Mousty majorité absolue la fa amul mais y avait la majorité relative mooy lan moo ëppalee le deuxième mais l'opposition réunie ñoom ñoo leen ëppale mooy loolu la ñuy wax majorité relative mais teewul tey ji bu doon élection locale la mën naa ne la kenn du ko génne ci loxo tey comme ni mu koy faral di waxee rek donc li laal Touba bàyyiwul Darou Mousty pratiquement ñaari dëkk yooyu ñoo yem li leen di amuñu benn différence ndax la ñële di dund ci ñële si seen pratique loolu rek moo xew Darou Mousty donc li fi bàyyiwul Touba bàyyiwu fa woon Darou Mousty mais au moins on a résisté fexe nañ ba yóbbaale wuñu ndaxte ba léegi commune am moo ko téye waaw. ba léegi moo téye commune lan nga bëggoon a jàllale loo xam ne jot ñu la ko laaj ci émission bi. waaw li ma ci bëggoon a jàllale mooy di inciter rek jeunesse su Géoul ñoom itam ñu participer ci développement Géoul fas yéene dugg ci instance yi. parce que nit boo nekkulee ci biir rek doo xam te boo nekkee ci biti da ngay pour nga critiquer day yomb mais soo duggee ci biir ba fekk fa la réalité di nga xam ne kat man kat nekkate li ma doon wax bi ma nekk ci biti par rapport ak su ma ko fekk li ma nekk ci fekk ci terrain bi bokkul donc ñuy ñaan Géoul la jeunesse surtout ñoom ñi nga xam ne développement dëkk bi ci seeni loxo la nekk ndaxte am nañ xam-xam bi am nañ kàttan bi ñu ñëw fexe ba mairie bi pourquoi pas ñu toog ba un jeune yore ko jaarale fi mu ko war a jaar donc ñi ngi en tout cas daal ñi ngi ciy invité ñëpp ñu dugal seen loxo ci loolu en plus di invité waat la jeunesse de Géoul ñu ñëw jàpp ci ASC Géoul seen ASC la ñoom ñoo ko moomul seen bopp buñ ko bàyyi bu dem waaw.
waaw loolu daal lañ xam ne ñu ngi leen lañ ci bëggoon a yokk comme interpellation bu ñuy def ci par rapport ak. waaw ñu gis ñu ngi jub si yeneen élection législative yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci kanam. local yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci kanam. ñu lay laaj yow fan ngay féete da ngay continuer ci kii bi nga nekkoon ci waa PER yi nga doon wala da ngay ber seen bopp. pour man loolu moment bi jotagul su jotee rek daañ wane ñun suñu position. ndax dañu am kilifa ci politique lu mu ci mënti def rek moom lañ koy àndandoor daañu ci waxtaan ak moom ba mu teg ñu ci yoon bu moment jotee rek bu soobee yàlla nit ñi daañu xam ci lañ nekk. mais yow xanaa bëggoo laaj fii. waaw tam il faut que tey jii par exemple ki nga xam ne ci politique moo ci mooy sama mentor mais dinaa toog moom ne ko man kat giwul lii ak lii laaj bëgg moom te mu teg ma ci yoon. waaye bu la tegee ci yoon jox la ndigal daal da nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy. amul benn problème waaw bu boobaa moom fu ma teg rek ci yoon bi rek maa nga ci waaw. nga ne yow bu ñu la joxee ndigal gi da ngay posé candidat. xam nga maire dafa nekk loo xam ne xam nga dëkk. dafa nekk loo xam ne du caaxaan fawukaay. du ko jug rek bëgg a tàllal sa loxo nga ñu jox la ko. ndax dafa laaj lu bari ay moyens dafa laaj ay moyens ak relation bi. yow benn amoo relation bi nga bëgg ne da ngay jiite dëkk bi. man de loolu dafa may jaaxal bu dee relation am naa ko géewul fi laa dëkk te bu ñuy wut maire population géewul ñooy fal maire. donc am na relation boo xam ne nii war na ma permettre war na ma mën a taxaw ne damay laaj dëkk bi maintenant xaalis maire soxlawul mu am xaalis. lu tax soxlawul déedéet parce que gis nga maire moom poosu boppam la. mais gafaka gi nga xam ne moom lañ koy nattal mu nekk ci trésor ak recette yi nga xam ne moom la yoree moom la ñuy jëlee ci dëkk bi loolu mooy doxal mairie bi. ak nga dem wuti ay partenaire mais du sa poche bopp. non gis nga partenaire. du da ngay toog géewul rek am. faaw nga génn nga dem nga ñëw. te loolu ay moyens la laaj xaalis la laaj. booy def campagne xaalis la laaj. te bu fekkee tey ba ñu la ko bëgg a def loolu dañu lay sonal rek. da ngay sonal sa bopp. man jàpp naa ne du ma sonn parce que tey jii su ma jógoon ne damay nekk maire. en tout cas moyens yi nga xam ne moyens limités yi ma yore. mën naa ci fexe ba li ma ci bëgg ma am ko ci. mais du question que ne damay soxla ay milliards pour nekk maire parce que xaalis boobu su ma yoroon ay milliards atam intéressé wul léegi wul waa. lan ngay tëjee. waaw di leen remercier d'abord ci invitation bi ngeen ñu def di sant aussi di leen gërëm di jégalu rek bu fekkee ne kàddu yi am na loo xam ne nii teguwul ci yoon ngeen xam ne nit moo matul rek mais suñu yéenee moo doon fexe ba li ñuy wax nekk njariñu askan bi nekk njariñu Géoul amuñu ci leneen loo xam ne nii moom moo taxoon ñu ko doon def donc di leen ñaanal yàlla li ngeen xam ne moom ngeen dugg yàlla defal leen ci ndam ñu ñaan yàlla ba toog ba tey ji par exemple émission bi ñuy def mu nekk émission boo xam ne dañu koy diffuser à la télévision waaw di leen sant di leen gërëm. jërëjëf Awa ñu ngi Fane Mbengue moom la ñu invité woon ci émission bi Gindi Askan Wi ñu ngi leen di jox di daje ba beneen yoon incha allah.